ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. vidéo tay bi nag vidéo waajal la bés bu mag bi ñu amal dimanche 23 mai bi ñu dëgmal la ko tàmbalee 10h jàpp 14h ci place de la nation ñu gën koo xam ci place de l'Obélisque ngir lancer message bu fort àdduna gépp que ni askanu Sénégal àndul ci biiru góor jigéen te du ci mës a ànd. waaye balaa boobu baax na ñu leeral Sénégalais yi lu tax bés boobu am solo. dëgg la Sénégal votewul loi ne damay daganal suy góor jigéen mu leer nañ ñi ñëpp gis loolu benn président xalaatu ko def ko mooy jàmmaarloog askanu Sénégal mais dañu tëgg ay politique ay programme yu sew yoo xamante nii lay sabab bi mooy jox ay droit borom ñaari tur yi ba bu ñu bëggee faju ba bu ñu leen téye kaso ñu bàyyi leen ci ni mu gën a gaawee dem nañ sax ba am yéen créer ay club genre ci biir école yi daañ ci ñëw parce que xam nañ ni ñun suñu jamono rëcc nañ leen léegi comme que garab te ba muy tooy lañ koy jubbanti influencer xale yi moo gën a yomb influencer mag yoo xamante ni tàggat nañ leen yar nañ leen ci ay valeur ñu ne nag nañu orienté politique bi ci xale yi ba mbirum góor jigéen fekk juróom fukki at ak lu ko ëpp dootul nekkati lu garaaw ci xelu sénégalais yi foofu nag la ñuy daganale officiellement sëyu góor ak góor ak sëyu jigéen ak jigéen gaa yi yàkkamte wuñ seen i mbir jamono gu nekk ak jéego yu ñuy teg moo tax balaa ñu yëgg foofu yëpp ñu xamal sénégalais yi fu suñu réew toll ci politique boobu noonu ak naka la Sénégal nar a mel bu ñu farluwul ci xeex mbon gi ñu fi bëgg a saxal ànd ceeg ay doomi réew yoo xamante nii xaalis daf leen jar lu nekk. lii ngeen di gis mooy rapport haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme ñu ngi ko def en 2011 ngir nee na jagleel ko fitnaal gi ñu fitnaal góor jigéen ñi ci àdduna bi. ci rapport bi dañoo tënk ay poñ ne bépp dëkk bu bokk Nations Unies Sénégal mi ngi ci biir da ngaa war a bàyyi xel digle yii. bari na mais dañ ciy tànn point yi nga xamante ni Sénégal nangu na ko ba noppi tàmbali di ko appliquer gannaaw ba Macky Sall jëlee pouvoir en 2012 ngir protéger góor jigéen yi. benn bi mooy dindi loi yi nga xamante ni dafay ŋàññi wala tëjlu borom ñaari tur yi. ñaareel bi dàq bépp pratique discriminatoire maanaam boddi gi ñuy boddi góor jigéen yi moo xam xañ leen seen liggéey xañ leen ñu faju xañ leen kàddu wala ñu dajaloo ci ay mbootaay ak yeneen yu ci mel ni la reconnaissance de genre maanaam nekkatul léegi société bi moo naan kii góor la am jigéen mais nit ki mooy libre tànn lu mu bëgg a doon te état daf ko war a reconnaître loolu noonu lii moo war a notion genre point yi nga xamante ni nag lim nañ ko yépp Sénégal tàmbali na ko di ko appliquer suñu biir réew depuis 2012 moom la ñu bëgg a leeral. bu ñu jëlee rapport Nations Unies bu 2011 bi dañ ne nemmeeku nañ ni suñu système de santé jëlul en compte borom ñaari tur yi ñu ci bari dañuy ragal dem consulter wu ñu xam ne ñii ay góoru ñuy sàkku lañ. parce que li garaaw ci borom ñaari tur yi mooy bu weesoo li ko suñuy diin ak suñuy aada dàq ñu ci bari ci ñoom yooyu dañoo feebar ñii dañoo amee sida beneen feebar nag bi nga xam ne moo leen gën a sonal mooy li ñuy wooyee canceru anus maanaam fa ñu demee gannaaw kër day dem ba yàqu ba dañuy mujj di ko opérer ñenn ñi bu ñuy sax tuur dugub duñ ko tàyyi daf leen di rëcc ba dañuy obligé wut ay couche yu mag di ngembu ay tuba yu peew yeeg lépp fa la jógee ngir boo ngemboo sol peew couche bi ngay couchoo mën a tegu place am donc la majorité ci ñoom dañoo feebar léegi Nations Unies ci seen rapport bi ñu ne état yi dañoo war a farlu ci fànn wi ngir ñoom góor jigéen yi mën a faju comme ni mu waree moment bi ñu wax ak yéen góor jigéen dafay faju Sénégal te du fay dara ñenn ñi xam naa daañu wax ni loolu nu mën a demee nguuru Sénégal daf leen jébal ay récépissé ngir ñu organiser wu ci ay mbootaay nekk ay association comme ni ko Nations Unies sàkkoo parce que Nations Unies dafa ni waratuñu rejeter demande d'autorisation góor jigéen yi. gannaaw loolu Sénégal jébal ay récépissé góor jigéen yu baree bari Mamatar Gueye bu Jamra ñu koy delloo njukkal encore une fois moo siiwaloon mbir yi ba Sénégal yu baree bari jot si. Ibrahima Sakho le secrétaire général de la présidence du ministère de l'intérieur nee naa ko dama lay jox ñetti échantillon rek li ci des da nga may jox sa email ma yónnee la toute la documentation des 16 associations d'homosexuels reconnues par l'État du Sénégal jox naa ko ci ñetti échantillon rek muy AIDS. ñoo ci ëpp taalibe 635 membres góor jigéen. numéro de récépissé 15 444 délivré en 2012 par qui? Par la DAGT, la direction de l'administration générale du territoire de qui? Du ministère de l'Intérieur. jox naa ko dégg nga prudence bi nga xam ne Jamil Bangoura moo ko jiite numéro de récépissé date de la délivrance par qui? Le ministère de l'Intérieur. jox naa ko góor jigéen yu jigéen ñi mu di leen lesbiennes dirigé par Ndeye Kébé ñu di ko wax sourire de femme numéro de récépissé nangam délivrance telle date par qui? Le ministère de l'Intérieur ñuy 16. kon loolu réalité la du ay fiction. léegi góor jigéen yooyu noonu bokk ci ay dizaine d'associations ay mbootaay ku nekk da nga am ay carte léegi Sénégal à travers lëkkaloo yi muy lëkkaloo ak Nations Unies ak kuréel yu ci mel ni IPPF ñoom ñi nga xam ne dañuy dooleel pajum góor jigéen ak planification familiale maanaam sorel njur gi dañuy financer Sénégal ngir muy faj góor jigéen yi te duñu fay ba ci médecins yi faj góor jigéen yi dañuy am ay neexal yu baax a baax ba ku ci toog lu yàgg gisoo sa malade góor jigéen da nga koy woo di ko xool ci lu mu nekk
parce que ci consultation yooyu noonu la suñu réew di mën a sukkandiku di bind ay rapport di ko présenter Nations Unies ngir xamal ko ni ñoo ngi toppatoo bu baax a baax borom ñaari tur yi. fii la Sénégal toll ci mbiru góor jigéen yi alors que yow mii di seetaan maara day taali bu sa mbokk feebaroon am feebar bu garaaw boo demee hôpital te yoroo xaalis duñ ko laal da ngay teg dara ci table bi ñu koy soog a jël en charge. boo demee ci yenn village yi amuñu gynécologue famille bu ñuy matu ci ay charrette lañ leen di yóbbee mais moment boobu noonu góor jigéen yaa ngi faju gratuitement te ci mbon ak caaxaan képp la ñu nekk. ba tey ci rapport Nations Unies bu 2011 bi dañoo ñaawlu loi yi nga xamante ni dafay bodde ak fitnaal borom ñaari tur yi ñu sàkku ci réew bu ci nekk mu xoolaat charte yi tënk doxalinu dëkkam ngir góor jigéen yi kenn bañ leen fitnaal. en 2016 Macky Sall woote référendum boo xamante ni daf ci dëxëñ ay poñ yoo xamante ni day répondre ci càkkutee fi Nations Unies maanaam dàq lépp luy joxoñ baaraamu tuuma borom ñaari tur yi. biñ ko njëkkee nag mooy la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens tëgg ak yelleef yu bees gi di citoyen bi mais yan droit yu bees la ñuy wax ñu layalee ko ni dëkkuwaay bu mucc ayib sénégalais bi itam am sañ-sañ ci li ko suñu borom may ñu koy woy ressource naturelle waaye tamit suuf si nga xamante ni ñun ñëpp ko bokk. alors que bi ñuy wootee référendum bii nii fekkoon nañu jël suñu suuf jébal ko borom doole yi noot ay village ba noppi séddoo suñu pétrole gaz zircon ak yu ni mel kon lii ñu layalee nouveau droit amul nouveau droit yi kay ñeneen ñoo ko tax a jóg. Ababacar Mboup defoon na ci benn intervention bu mucc ayib période boobu noonu. ak jaxasoo daan may jëkkal. sañ-sañ yu yees mooy lan. mooy lan ku xam dara ci wàllu géopolitique. adduna bi da nga xam ni nouveau droit yooyu ñuy tudd. ak les droits des minorités. muy LGBT lesbienne gay bisexuel ak transgenre. ñooñu ñooy minorité yi nga xam ne si dafa am ay penchant yu ñu am yu bees di jaamu seen bànneex te loolu dañ leen a war a reconnaître loolu ni nga amee sañ-sañu taxawal sa jàkka dem wuy ji fa mbaa nga jël sa dolub xasida jàng noonu la ku jigéen ki wala ku góor ki bu fekkee daa bëgg a jigéen ji daa bëgg a sëy ak góor ak jigéen en même temps wala góor gi bëgg a sëy ak jigéen ak góor en même temps wala góor bëgg a sëy ak góor wala jigéen bëgg a sëy ak góor kooket noonu la amee droit yooyu war koo fësal ci penc mi aussi muy ay nouveau droit. lii moo yéeme ci politique gu daganal mbiru góor jigéen bi Macky Sall bu ko doxal Sénégal ci ay loi la ñuy sërëxal ay expression yoo xamante ni duñ ko leeral ba mu leer naññi ci suuf nag ñu koy appliquer ndànk-ndànk te kenn du ci bàyyi xel. la preuve gannaaw ba ñu wootee référendum ba noppi 1 an après en 2017 la ñu tëgg code de la presse bu bees bi maanaam charte yi nga xamante ni mooy tënk mbirum tas xibaar biir Sénégal mais lan la ñu dugal ci biir code de la presse boobu noonu boo demee article 18 dañ ne journaliste bi wala kiy liggéey ci wàllum xarala ci média yi ñu koy woowee technicien. aaye nañ leen ñuy jibal moo xam ci kàddu moo xam ci mbind moo xam ci lu ñu mën a teg bët lépp luy duut baaraam waasu nit ki maanaam xeetam diineem na ko yàlla bindee maanaam góor la am jigéen mu amee way laago mbaa xelam neexul wala sax ñu koy ŋàññi ci bëgg-bëggam ci wàllum sëy maanaam mu doon góor jigéen wala jigéen góor ñu ne kiy liggéey ci média aaye nañ la ngay jibal mbir yu ni mel mi ngi ci code de la presse bu Sénégal depuis 2017 Sénégal léegi tàmbali nañ di fi aaye ku joxoñ baaraamu tuuma góor jigéen yi ci média yi fii la projet bi toll. daj dëpp gi nag mooy fekk ministère de la femme de la famille et de l'enfance ministère bi toppatoo jigéen yi njaboot gi ak tout tànk yi ñu daal di koy soppi tuddee ko ministère de la femme de la famille du genre et de la protection de l'enfance ministère bi ñu jagleel jigéen yi njaboot gi ñi nga xam ne duñu góor duñu jigéen ak tout tànk yi. fii nag la Sénégal fësale dëgg-dëgg engagement am ci àq ak yelleefi góor jigéen yi comme ni ko Nations Unies sàkkoo parce que Nations Unies ba tey ci seen rapport bu 2011 bi dañ ne li ñu nemmee ko mooy ci réew yu baree bari ni ñuy wooye les transgenres maanaam ñoo xam ne yàlla góor la leen bindee wala jigéen mais ñu dem ba ni ñoom awra bi leen suñu borom bindee neexu leen dañuy dem nekk ay góor jigéen Nations Unies na ñooñu noonu réew yu baree bari jëluñu leen en compte ci wàllum yoon moo waral ñu tëgg benn concept tuddee ko orientation sexuelle et identité de genre ne dañ koy boole ci droit de l'homme yi ak yelleefi doomi aadama yi maanaam léegi nekkutul société bi mooy tànn kii góor la am jigéen la mais nit ki mooy màgg xàmmee tànnal boppam ne man góor laay nekk jigéen laay nekk góor jigéen wala jigéen gaañ laay doon lii mooy notion genre bi ñu dugal fépp ci Sénégal moo xam ci ministère yi moo xam ci kayit yi pour wan àdduna gépp que ni Sénégal aayewul mbiru borom ñaari tur yi moo tax suñu njiit yi bu ñu demee bitim réew buñ leen laajee ci mbiru borom ñaari tur yi dañ naan Sénégal amul problème ak góor jigéen yi ndax amul benn loi bu koy aaye ñoom bu ñu demee bitim réew dañuy sax ndamoo ni Sénégal terewul mbir góor jigéen. Nous avons des homosexuels chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les associations de défense des droits des homosexuels au Sénégal auraient pignon sur rue, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de faire campagne, par exemple. Ils sont libres.
Ils sont libres. Ils sont libres de le faire. Nous informons les membres du groupe de travail que les droits des minorités sont pris en compte dans la Constitution et le Code pénal qui interdisent toute discrimination raciale, ethnique ou religieuse et toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l'État. La loi n'interdit pas la liberté d'orientation sexuelle, mais plutôt les actes contre nature ou impudiques qui, de par leur publicité, s'assimilent à un outrage public à la pudeur. gis ngeen discours bi ñuy tenir bitim réew ni mu wuteeg li ñuy wax ak sénégalais yi ci làkk yu ñu nàmp seen prochaine étape nag mooy comme que projet jàngal xale yi sëy ci biir école yi pose nañ ko gannaaw coow li fi amoon bàyyiwuñ ko mais dañ ko pose le temps que ñu créé ay cellules genre ci biir école yi kuréelu genre yooyu nag buñ koy sàpp dañuy gëmloo élèves yi ak parents d'élèves yi que ni xeex gëna leen te entre góor ak jigéen moo ko tax a jóg loolu mooy nekk prétexte bi au début loolu la ñuy gëmloo parents yi ak élèves yi mais au final ca njeexital ba fi ñu mujjee ndaw yi mooy égalité des genres bi Nations Unies imposé dëkk yépp maanaam góor jigéen ak ñeneen ñi ñooyam li ñuy wax ni doy làmbaatu Nations Unies tëgg na déjà benn manuel complet ngir def ci bopp xale yi que ni borom ñaari tur yi ci société bi lañu bokk lii ngeen gis ay exemple leçon la pour expliquer xale yi am juróomi at jàpp fukki at ak juróom-ñett notion wu genre que ni newul ni doomi aadama góor ak jigéen képp la ñu ne loolu askan wi ci boppam moo ñu ko imposé dafa am ñeneen ñu bokk ci ñun te ñooñu dañ leen war a nangu lu ñu doon mooy góor jigéen yi jigéen ak jigéen yi sëy ak ñeneen ñi nga xam ni dañoo dem ba soppi seen awra fii la ñu nar a jëm bu ñu vigilant wul déjà moom Macky Sall mi ngi en avance par rapport ak yeneen dëkk yi nga xam ne seen askan dañuy bañ mbirum góor jigéen ndax tëgg na benn programme tuddee ko stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre la ko tàmbalee 2016 jàpp 2026 ngir Sénégal bokk ci réew yi nga xamante ni kenn du fi boddi wala joxoñ baaraam borom ñaari tur yi. 2016 la tàmbali appliqué wu ba jëm 2026 xam ngeen vision bi mooy la faire du Sénégal un pays émergent en 2026 avec une société solidaire dans un état de droit sans discrimination. Sénégal yéen ñi may dégg samay kàddu fan ngeen fi xam ku nu boddi bu dul nit ñi nekk ci daara réew mi kenn boddiwu fi kenn lu dul nit yi diine yi donc lañ fi boddi ak ñi ne ci daara waaye bu ñu eggee 2026 àq ak yelleef bi fi sëriñ bi am àq ak yelleef bi fi donga daara bi am àq ak yelleef bi fi professeur d'université bi am àq ak yelleef bi fi imam bi am àq ak yelleef boobu la fi góor jigéen bi di am te da koy am pleinement mi ngi document baa ngi nii Sénégal la ko liggéey. donc gouvernement bi ñoom ci jëf lañu toll actuellement mën nañoo jël yeneen exemple mais dañoo souligner rek yenn points yi ci gën a am solo pour ku nekk ci ñun comprendre fi nar a jëm ak fan la ñu bëgg a yóbbu dimanche nag 23 mai bi ñu dëgmal occasion la pour ñun sénégalais yi nga xamante ni suñu tur la ñu tëggee programme yi yépp ngir dooleel góor jigéen yi ñu xamal àdduna gépp que ni ànduñ ci ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk suñu réew dañoo wor di complot suñu ginnaaw moo xam diine ba mënti bokk musulman ak chrétien ndax ñaari diine yépp a dàq jëf yu bon yooyu noonu ba ci ñi nga xamante ni ñoom bokkuñ ci benn diine ci ngëm-ngëmu suñu maam yi la ñu tënku ñoo ngi leen di woo place de l'Obélisque la ko tàmbalee 10h ngir war àdduna gépp wan Nations Unies ak bépp kuréelu seytaane que da ngeen di yàq seen xaalis di investir ci mbon ndax ñun askan wi lànk nañ bañ nañ na ko ñëpp partagé mu jàll fépp ngir journée bi mën a réussir kon taxaw seetlu bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jàngin jëf